asalaamaaleykum mbooloo mi monsieur le maire nu ngi laa gërëm di la dalal si jàmm te yaa na yàlla may jàmm ah ñii nag ñoo ma yónni woon si yow audience mu ñëw iwu halaka nga leen alxames ñu ñëw alxames ñëw nañu waxante nañu ak yow waaw ba tey jii nga jëlee rendez-vous ne ñu daje fi 11h ñoom nag ñoo yor seeni wax ak li ñoo def lépp bind nañ ko nañu la ko wax sama jaan wàccoo na ak yéen ndaw rek laa si xati xel yi bu ngeen ma yónnee dama war a dem ku ma soo nit damay dem waaw mu ngoog. di nuyu suñuy monsieur le maire ñu ngi lay nuyu si turu suñu kilifa yi Ba Alassane Papa Ndika moom xamante ne mooy chef de quartier bi ak turu xati xel yëpp di la sant yi di la gërëm si teewaay bi ndax ni ko Cheikh Ousmane waxee léegi rek alxames bële dañ fa ñëw ñu amoon loo xamante ne dañ ko bëggoon def fii si xati xel yi yàlla dogal bi ñu si waxtaanee muy mbaar mi nga xamante ne seey nekk nii xamante ne ni daanaka léegi moom mooy mbaar mi xamante ne ni ardoise lañ bëgg ñu dindi ko defar ko ñu koralawaat fii mooy kii bu jëkk bi wàllu pavé itam ñu ñëw yow yaa ñu proposé loolu sax li ñëwee nga ne pavé yi kat nañ ko si dugalaale muy mbedd mi nga xamante ne moo jegee kër Papa Abdou nii ba jëm boor kër yaa janjaay si cetal miir bi ak si li onage bi fi mu nekk mu jëm ba sës miir papa ji léegi nag digg bi nag ñu bàyyi ko comme saa ay ndëpp ak yu mel noonu dafay am ñu ne ñu bàyyi ko noonu ak mbaar mi nga xamante ne xati xel mag la nekk te xale yi di fi jàng mu nekk ab jullukaay mu nekk bërëbam ñaan foofu itam ñu sàkku itam ba ñu si mën a jàppale ñu jàppale ñu si wàllu lampe yi itam waxoon nañ si waaw lampe yi waxoon nañ si waaye bi ñu gën a amoon solo ñun muy pompage waa ONAS bi mu xamante ne depuis 2015 mu ngi fi yàlla dogal si jamono yële si ginnaaw mu mat ñaari at suma juumul nga joxoon ñu def ay tuyau ñu changé kii bi ndax la xamante ne 2005 la woon doxatul waxati li gépp xam ne ne tuyau bi lii doxul kon ñu bàyyi ko fi doo am solo ndax bu fekkee ne géej gi dax yënga ku fi ñëw da ngay xam ne lii waru fee nekk te ñoom li ñu waxoon ak ñun gisuñu ko 2005 ba léegi nii mu ngi xaw a gudda waaw kon loogu nag ñun dañ bëgg mu jóge fi maanaam am na nga xamante ne ni si xat yéel li maanaam jarul dajale nit ñi di leen wax ñun xam nañ ne bi tuyau yi jàllee rek ñëpp xam ne ne lii daa war a dañ bi tuyau yi jàllee ñëpp xam ne daa war a dañ leneen lu ñu fa loolu mu des nag bayal bi nga xamante ne ndëm bayal bii xamante ne ni terrain mam sël la
muy foogu ñu bëgg ko aménager mooy bu ONAS bi dañee ñu pavé ka loogu njariñ gi ñëpp la du tere gaal watu fi wàllu lampe yi fii poto bii nii bëgg nañ ab si sos mbaar mi ab lampe nekk fi muy solaire yi ngi sale jamono yi waxoon nañ si yéen wax nañ ñu lampe yi ñoo ko moom ñun pour ñu andi ko du doon problème jamono yooyu la monté nañ fi mooy bi Ida ñëwee àndax waa kii yi Senelec yi xaw ma bañ monté fi lampe bële def fi 3 poto lampe bii nekk buntu Baba Tom Ndiaye ak saxa dixé la mag si jardin bi fi mu nekk te loolu pour sécurité la ndax ñëpp xam nañ ne wàllu tuux me naan mu ngi xaw a bare te loolu dax lal fépp te it am na laa xamante ne am na ñoo xamante ne bëgguñu ak leer loolu dañ bëgg loolu la ñu diiga si gàttal mooy li nga xamante ne ni moom lañ doon wax leneen lu dul loogu ñun waxuñu ko ñun li ñu wax mooy ONAS bi dañ li ñu wax mooy ONAS bi dañ li ñu wax mooy ñu defar mbaar yi kase la ñu wax waxuñu leneen keneen ki fi andi leneen la kooku moo wax loolu waaye ñun nañ pavé fii ñu faxee xati xel li ñi nga xamante ne noonu lañ tàmbale woon ba ñëpp la roy mais ñun ñu bëgg a dellu ginnaaw du noonu da commencé ñu defar la bare ñu defar la bare moo tax fi mu nekk pour mu gàttal ka monsieur le maire daa am fa moo dem ñun ñuy wax loolu la bind nañ ko si këyit teg ka ñu dafa lee nag li nga xamante ne moo si war a dem yëpp ñun dañuy jël këyit ñu xam mu des si benn boo xamante ne ni maa xala mooy kii sax muy ab pompe baa xamante ne bu kii fattee tuyee yooyu ab pompe bañ ko amee mais de seewaa ndaxte ba jamono yi ba fattee rek si jaraaf la ñoo jëm jël ab biteel ñu monté ko ab détendeur bi pompe mu dem loolu ba amee ab kii moo gën ñu ne loolu lay wax si xati xel li pour ñun ñëwuñu pour ñu soxla dañ ñëw pour soxla xati xel li waaw ñu ngi jégal si kàddu yi di ñaan suñu borom defal ñu jàmm jërëjëf. waa xati xel li maa ngi leen di nuyu lii ñu def nii du dara luñ ñuy forcer dafa normal parce que tey xati xel li bu ñu soxlaa dara te ñu bokk ci dëkk bi te di liggéey ci dëkk bi te lépp la nga xam ne ñoom dañ koy sumba rek ñoo ciy jiitu il est normal que buñ ñu oowee ci liggéey pour xati xel yi ñun ñu jiitu si aussi def si suñu loxo c'est tout à fait normal c'est légitime donc li ñu andi lu simple la jotaay bi sax wanoon naa ñàkk parce que dañu waxoon ay wax mairie boobu pare yéen ñu wax leen dellu leen ngeen def évaluation su ngeen defee évaluation ngeen jox ñu mais comme dañuy def visite technique et il était normal ñu xool exactement li ngeen soxla lan la suñu xamee li ngeen soxla nag bu ñu yeggee bureau ba léegi daal ci taxaw yéen fii déjà je pense que bu ñu amee les éléments rek suñu demee xaw nañu see mën a taxaw pavage bi aussi foog techniciens yi ñëw àndaat ak yéen ñoom koos ils vont faire les levées ñu xam ne temps de pavage la ñu soxla fii comme ça ñu mën ci jublu lii lampe yi je pense que dinañu tàmbali suba jëm si ci yéen même bu dul solaire mais lampe yaa ngi ñëw waaw suba daal dinañ ko tàmbalee géej mag ga fële pirate nañ ñëw ba fii léegi si suba laa libéré li ko war a liggéey donc techniciens yi vont commencer ci gudd gàtt daal je pense que loolu la ñu amoon la nga xam ne mën nañu ko fi tënk daal tënk bu gaaw di leen yëgal ne rek ñun fa ñu newoon fa la ñu nekk dafa am la nga xam ne bu jotee waaw nu neex waaye mu def waaye bu desul lu dul bu ñu paree ci loolu mu des lu dul liggéey fépp la ñu war liggéey amul segg ak seen fépp fa nga xam ne rek war nañu fa mën a taxaw apporter suñu contribution liggéey fa lañ fa war a liggéey parce que loolu lañ ñu fale kon dañuy ñëw def ko après jàll ci leneen waaw wax nañu dëgg parce que connexion dafa am solo ngay xam lii xew ci jamono waaye tëju rek baaxul quoi c'est une bonne chose wax nañu dëgg ils ont raison donc bu ma demee naa seet ku ma ci teg mu ñu jëm toppatoo leen ko régler leen ko je pense que daal su ma fàttewul dara les techniciens yi ànd ak man su fekkee ne fàttewuma dara ñi nga xam ne ñooy gën di toppatoo affaire technique su ma fàttee dara ñu complet suñu fàttewul dara ñu tënki ko noonu rek ça appartient à ONAS moo ko moom mënuñu jóg rek daal di ñëw rek daal di ko toj comme ça bu ñu defee noonu yoon dañuy yem kon ñoo ngi ci tooñeel bien que amaluñu benn njëriñ puisque amaluñu njëriñ ñi nga xam ne ñoo taxoon ñu def ko fi ñoom suñu ne amuñu njëriñ ñun suñu yeggee rek monsieur le maire on va écrire à Sakho ma oo ko en même temps il nous donnera l'autorisation d'enlever ça mu jeex comme ça ñun ñu répercuté ko ci yéen ngeen dindi ko amul benn problème bu kiiwee rek mën naa ko téléphoné wax ko
en même temps ñu envoyé ko courrier officiellement ne ko dañ koy dindi waaw jox ko argument yu tax ñu koy dindi après mu jeex amul problème loolu daañu ko régler bu soobee yàlla. on va prendre la même solution pour Xët Xelli Mag mbaar la je pense waaw mën nañu dem de visite nii rek xool rapidement ak 2 personnes après ñu continuer dem après nag ngeen andi ñu devis bi aussi waaw parce que man je préfère raisonner en termes de chiffres voilà ñu jox ma un devis dama lii la man leen lii mën naa ko wala lii mënuma ko voilà ñu andi rek après comme ça on voit comment on va faire pour régler le problème et je pense pas que ça devrait poser un problème ah fii man dinaa leen ko régler ah bu soobee yàlla bu ma demee d'ici demain rek je vous libère ça ngeen débrouiller seen chantier parce que c'est ça la gestion participative ah parce que ñun su moyen amul ñun ñu andi moyen yéen ngeen andi doole ñu defal liggéey bi mu avancé amul problème ah. et ça li may di joxe nii je vais le faire moi personnellement en mon nom tout seul c'est pas la mairie man mii maa koy financer voilà voilà. Mon ngoog allez je vais vous libérer ça demain matin inchallah comme ça ngeen commencer seen chantier defal ko c'est bon comme ça gars yi maa ngi leen di remercier yéen ñëpp et di rafetlu rek taxawaayu Xët Xelli voilà di rafetlu rek déggoo bi di rafetlu ni ngeen di liggéeyee ni ngeen di ànd di liggéeyee pour le bien de tout le monde parce que loolu moo ci am solo dafa am loo xam ne yow yaa ko moom sa biiram néeg yaa ko moom lu la neex defal parce que sa biiram néeg la bu la neexee nga taal cuuraay bu la neexee nga def fa leneen c'est ton problème mais li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk te yéen ni ngeen koy doxalee li nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk daf ma neex parce que lu ñëpp bokk ñëpp ko war a sàmmandoo parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk man maa ngi toog fii maa ngi naan kii fii feex na de donc moo doxee ba sonn dinaa mën a ñëw fii toog feexlu kon ñëpp ko bokk defu leen ko pour yéen ñëpp pour ngor gi yëpp ngeen ko defal donc ñi ciy kontaan di leen encourager di leen wax ne chaque fois que ngeen soxla mairie bi mairie baa ngi seen ginnaaw chaque fois bu ngeen ñu soxlaa suñuy tànk oyof na mën nañu ñëw fekk si leen wala yéen ngeen fekk si ñu wax li ñuy wax régler ko mu jeex ñu avancé jaajëf maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku si ne sa tur ak sa sant encore une fois de plus maa ngi doog a gëm ne maire Xët Xelli la bokk waxoon naka nag mais maa ngi doog a gëm ne Xët Xelli la bokk te vraiment ñu ngi lay remercier gu am départ mais amul fin vraiment dama aayoon rek si wax si biir mbooloo mais du fait que mon conseiller juridique wax na ndax ma ni tënk na lépp koos mooy sama lépp nii saa man di ko waxee ne maa ay bëtam maa ay tànkam koos mooy samay bët mooy samay tànk encore une fois de plus ñu ngi lay gërëm yax sa équipe macha allah daal macha allah. moom la ñu wóolu ci éducation bi moom la ñu wóolu ci hôpital yi moom la ñu wóolu ci biir màkk yi Amadou Gueye tey bi nga wàccee ba tey kenn jooyu woon nga ngor yaa nu mat yaay yaa nu mat baay ay xaritu Macky Sall ngi ni kooku la moom la ngor wóolooy Amadou Gueye ati bi nga yëg si lu gaañi wax Amadou Gueye ati bi nga yëg si lu gaañi wax
Matar si la xëri jooboy ngoon na mbeng yayi jal ana si du jal ngoon nekk si giri ngoon doonay Matar si la xëri jooba yeey yaay moom fanweeri wali nekk ci réew mi yaa baax yi baay yaa baax yaay yaay baax yaa ndandoo kenn mënu laa ñaawal Kébé geeg Fatim Gueye ay ma ne nguur daal ku am lii jël ñëpp a ku bëgg kii mooy monsieur le maire ati nan ko jàppale ku jàppale mu seet di jàppale ngor moo bëgg xale yi moo bëgg ay bokkom Kébé geeg Fatim Gueye kooku mooy sama man maa la way lii Amadou Gueye le lion noir c'est une Fatim Gueye c'est que ñaay Atouma ñun lu ñu sumba rek bu soobee yàlla bu ñu yàlla may kantan ak fanu gudda daañu ko def ci diir bu gàtt ndëkk diir bi nga xam ne moom lañu fale ñu nekk ci diir boobu lépp lu ñu ci sumba rek bu soobee yàlla fas kenn nañ ko terminer balaa ñu fay jógee incha allah ci anam yooyu daal la ñu jogoon ne nañ ñëw seet si leen comme ñëw ngeen mairie ba wax ñu affaire gaal yi fi ñuy teer ak yooyu yëpp ñu ne daañ ñëw constaté ko comme ni ñu demee xetee lii ñoom itam ñu amoon lu ñu doon ñaxtu ñu dem fa yegg fa gis li ñu doon wax lan la ba fas kenn ciy jublu noonu la ñuy ñëwee fii ci yéen li ngeen xam ne nag moom ngeen mbébétoon bëgg ko fi namm ko fi bëgg ko fi def te muy njariñ ñi ñëpp ñu fekk si leen ci rek daal di ko kii mais lépp looy def rek di nga ko xool saytu ko xam lan la ak lu koy defar ñu doog ci mën a jublu loolu daal mooy woon tànk yi tey xam naa ne rek ñu delluwaate leen kàddu yi dañuy xool rek après techniciens yi dinañu ñëw après xool li fi nekk ak li ñu fi war a defar lan la ñu rapidement daal bu soobee yàlla ci at mi ñuy dugg nii bu soobee yàlla ñu tàmbali yëpp defar ko incha allah voilà loolu daal laa amoon la nga xam ne dinaa ko teg seen loxo lenn bu su fekkee ne da ngeen am leneen lu ngeen ñu mën a apporter wala des éclaircissements yu ngeen ñu mën a jox par rapport ak situation bi fii ak lu ñu fi war a def comme ça nag ñun ñu gànnaayoo loolu bu ñu demee rek daal di jublu ci liggéey bi incha allah. Monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm di sant it sa délégation sa équipe municipale bi di leen ñaanal mission bi ngeen tàmbali yàlla jàppale leen si dañu am mbégte trop si maire déplacé ba ci gox bi xool suñuy jafe-jafe askan ba xam lan la ñuy dundal li ñu soxla ak li ñu manqué yëpp du ma ne bon c'est une première mais nekk na loo xam ne vraiment marqué nañu trop macha allah parce que yàgg nañ ko ñaan boo amaana tey la yàlla def mu mën a sotti presque parce que tàmbali woon nañ ko équipe bu njëkk bi ñu jooroon fi xeer yi malheureusement yàlla def sottiwul donc tey boo déplacé bu fii xam nañ ne ñor na la trop macha allah gox bi nag bon suñu problème majeur mooy avancée de la mer bi te moom mooy problème mu Sénégal yëpp yàlla dafa def sutura ne Ngor dëkkub xeer la sax ma moo tax catastrophe yi dal dëkk yenn yi daluñu moo tax nag ñu war see sant yàlla li nga xam ne mooy suñu problème fii ci koñ bi mooy ñun sëkk nañu ba jéem a xeex avancé géej gi ak ay xeer ak yooyu mais malheureusement bu géej gi gën a xëy da koy ramassé waat tasaare ko si tefes gi mu jur beneen coono am na liggéey bu ñu fi sumboon aussi mooy ni ñu assainiroon plage bi te wax dëgg yàlla nga defoon ci sa loxo lu bari macha allah ba ñun ñëpp constaté ko bon loolu avancé na bu baax dafa am nag malheureusement ay côté yoo xam ne liggéey bi dafa xawoon kii ba mu yàqu loolu aussi bëgg nañ ko defaraat donc muy suñu problème loolu ci wàllu assainissement ndox yi wàcc géej aussi bu ñu sañoon toujours buy wàcc mu nekk ndox moo xam ne dina tane mënoon nekk lu sell à 100% mais mu tane ba xam ne du lor ñiy sangu ak kenn ci kii bi beneen bi nag mu nekk ci wàllu mbalit mi parce que envoyé naa la vidéo sax dafa am ñoo xam ne respecté wuñu booru géej bi te wax dëgg yàlla ku ne xam nga ne fay nga ay nit ñuy nettoyer tefes gi ëpp nañu 25 personnes ñu ngi nettoyer place chaque jour mais malheureusement ñi nga xam ne dañuy sotti mbalit aussi dañuy sotti sans vergogne amuñu ci benn kii
bu ñu sanoon nag nga jël ci ay mesures ba ko fi tuurati mbalit ñu jàppale sanctionné la parce que camion bi dina dugg Ngor ñaari yoon ba ci ñett waaw donc boo defee lii nga war a def gis ñoo xam ne dañ cee yàq te amuñu si benn ruseel aussi jot na nga jël say mesures ñun on est à 100% pour que tefes gi bokk ci tefes yi gën a set ñi ñu bokkal Aquagym ngi nii ñoom xari ngoone gis nañu gan yi fii ñëw ministre de l'environnement doxantu na fii ba xati xeel nii ay juge ak magistrat koo xalaat rek ci àddina mu ngi ñëw fii ci kilifa yi Sénégal yi te wax dëgg yàlla dañuy dox ci tefes gi bu ñu sañoon nag am tefes gi dàq ci àddina bi mus gën a set yëpp sell ñu di la sant di la gërëm xam nañ ne sa jot bariwul te wax dëgg yàlla forcé nga ñëw mënuñu lu dul ñaanal la yàlla na la yàlla jàppale képp ku bëgg Ngor waaw parce que Ngor moo bindoo noonu dëgg-dëgg am na yoo xam ne mënu la ñàkk mais dañu ne kuy ut fa ma fanaan ndax ku bëgg ko wettali tëjal buntu waru leen a boole nañu dindi yi sew yi si diggante yi ànd bokk boole defar dëkk bi te xam ne dëkk bi yëpp nag benn maam la du ñaar. projet bi suñu soñoon sax côté yi kenn du laal dara parce que dañu bëggoon def benn projet d'ensemble mu ñëw lépp nuroo nekk benn mu nekk benn promenade fii ba fee mais bon ñi jot nañu defar ñële defar ñeen wandalo nañu xaar ba ñu ñëw ñu xool vraiment li ñëw fay def lan la fii nag on avait déjà l'idée de ce qu'il faut faire parce que avancée de la mer bi ngay wax ah ñun si la ñu bëgg a jëkk taxaw defar ko balaa le reste va suivre après au niveau éclairage je pense que poteau-lampe bi fi ne doon waa ji daan ñu dindi nañ ko ba benn ñëw xanaa éclairage yi si des rek ils vont le monter parce que ils vont commencer suba je crois jóge plage ñëw tefes gi yëpp daañu ko éclairer incha allah ça c'est déjà réglé ils vont le faire xam naa demain suba càmman lañ koy commencer li si des rek mooy comme ni ma ko waxee rek su baaxee ñëpp la baaxal su rafetee ñëpp la baaxal Ngor nañ ko waxee ñun ñëpp benn la ñun ñëpp ñoo bokk bon même buy ay ambition gi kan xamul di taxaw ça n'a pas d'importance li ci am solo rek mooy ki fi nekk la ko war ci askan wi rek na ko def waaw loolu moo ci am solo quoi ak képp ku fi mënta toog rek loolu lañ lay ñaan te loolu lañ lay ñaanal nga mën a def ba def ci askan wi la nga xam ne dina sut seen njort loolu la ñuy ñaanal dëkk bi quoi parce que dëkk bi ñun suñu gisee amuñu kër feneen jënduñu kër feneen parce que fii la ñu am fii la ñu xam fii la ñu yeroo fii la ñu dunde fii la ñu naan nuur fii ci géej gi ñëw fii la tàngalu si suuf si fii waaw baam lay toog fii si banque bi donc bon non ñun ñëpp benn la ñu daal Ngor suñu Ngor la ñun ñoo ko war defal suñu bopp te dafa am loo xam ne nag mënatuñ ci xaar autorité yi waaw ñun daal suñu kantalañ kantan ci li nga xam ne moom lañu yàlla dénk te nag yàlla diñu ci jàppale toujours muy gën a avancé kon ci loolu aussi ñu ciy gestu askan wi rek lépp la nga xam ne soxla nañ ko rek ñu fekk si leen ci jéem ko defar na mu gën a rafete ci anam yi mu gën a baaxee quoi parce que liñ ciy def dañuy bëgg di def la nga xam ne suñuy sët bu ñu ñëwee fekk ko fi waaw loolu mooy yoon quoi du liggéeyu falaa wala quoi que ce soit techniciens yi daanuñu ñëw ñu def études yi bu ñu defee études yi bu pare rek après ñu doog a mën a avancer quoi ils vont prendre tout ça tenir en compte de tout ça après ñu xool nan lañ koy mën a liggéeyee daal ci anam yu mucc ayib daal incha allah bu soobee yàlla ngeen xaar rek ñoo ngi ci yoon bii ñëw bu soobee yàlla jaajëf ñoo ngi leen di remercier waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw monsieur le maire ñu ngi dellu di la remercier waat parce que vraiment c'est pas évident comme que ñëw nañ fa keroog vraiment nga dalal ñu ba pare prêter nu déglu ñu bu baax a baax ñu wax la suñuy doléance bon takki ne nga nu mais man wax dëgg yàlla gëm naa ne yow li ñu wax di nga si taxaw parce que comme ni ma la waxoon que nee naa la bon Ngor moom commune Ngor du maire bi rek il faut population bi nekk à la base aussi jàpp si parce que yow nekkoo fi mën nga ñëw ñu wax la suñu xalaat wax la suñuy bëgg-bëgg nga réaliser ko mais li jëm si cadre de vie bi moom si site bi ak si plage bi fii bon ñun ñuy dëkk fii nekk si tefes gi ñun ñoo si war a jiitu bu ko defee day nekk développement boobu bu inclusif lay doon vraiment daal ñun tàllal na la solo pour jàppale la ñu ànd liggéey waaw soxla suñu am wala kii bu ñu am dañu ñëw si yow parce que vraiment yow yaay fi nekk suñu baay en tant que maire dëkk bi parce que dëkk boo dem maire bi mooy borom dëkk bi waaw bon comme ni nga waxee l'autre fois rek nee naa la Ngor moom vraiment bu doon buntu bu amoon dañ naan la plage bi mooy buntu bi parce que touristes yeeg ñëpp fi la ñuy ñëw ñëpp fi jaar
donc vraiment bu ñu ñëwoon sañoon daal fii cadre de vie bi dina gën a rafet. bon marié itam fi ñu nekk vraiment mu am fu suturloo parce que jën dañu ko war a liggéey moom ni sous la waruñu ko liggéey si suuf soleil bi ci kii yëpp dañu ciy war a bàyyee xel pour respecter au minimum normes hygiéniques yi waaw vraiment daal peut-être xam na ni moyens yi bëriwul mais ñu li nga siy def ak li nga si bëgg a def yëpp daal ñun ñu ngi taxaw ak ànd sa yére bu rafet aussi pour jàppale. xam naa ne man mag sax fekk na fi lu bari ñëw mu lépp fi la ma fekk waaye fekk naa fi lu bari fii ba melee nii maa ko tax a mel nii bâtiment ba ñu toj maa ko def du jaw ma joxoon place bi du jaw ma liggéey moom ba mu jee keneen toppas ba mu jël ma doon bonte nag fii bëgguma fi la ñaaw bëgguma fi la bon xam naa ne li ma dund si àddina du ma dund lu ni tollooti yéen ñi fi nekk yéen a war a takku fas jom ndax géej gi fii la ndox mi daa dugg fii la ndox mi daa dugg maa ko sëkk ba mu agsi fi bëgguma fi dara nag bëgguma fi panta bëgguma fi bitig bëgguma fi leneen la may toog waxtaan ka ñëw fekk ma fi ka dem bàyyi ma léegi nag fii duñu ko jox kenn nañu yokk fii ba mu mel ne fële nañ ko yokk ba mu mel nii sëkk bi ba leen ka gaaw a arrêté bàyyi leen ñu sëkk ka ba mu maase ñu door kaa tabax def si li ñu see def géej gi mën a taxaw géej gi si biir dëkk bi la jëm de nit ñi ñoo yokkoo dëkk bi waaye dëkk bu yokkoowul géej gi yokkoowul dëkk bi nit ñi ñoo yokkoo dëkk bi ka si nekk def naa la neex ka si nekk dëkki naa na la neex doo may sa morom si kaw doo may sa morom si suuf kër gaa dem ñu nga xuloo dëgg nun yàlla nu fi indi te ka nekk daxaal dem kadul dem amul kii la rey sax dala dem bonte nag nun mën na noo jëflante la baax bon nag yow muy dugg si bëgg kaa def la baax yal na la yàlla jàppale baye boo nagu muñ la nekk dinaa ko dégg dinaa ko gis kaa laa la góoma mu wax ka yal na la yàlla jàppale li fi def new ma kenn dafa ko dene ka nekk boor bi def xam naa ka bonte nag li fi des góor-góorlu leen ba defar ka man de xam naa ne sedduma si te laa yu mu si kër itam guni yi rek nañu am fa ñu toog féexlu fii ba guddee ñu teg seeni bank taal seen ataay ñii la def waxtaan ñii la fo daxa baax sib dëkk waaye ba guddee rek tëj sa bunt taal sab lampe ventilateur bi sax du la doy dëkk bi xat biir dëkk bi moo xat nañu yaatalante seeni xol defar dëkk bi ñoo ko moom mag ñi moomuñu ko de mag ñi daal fi mu nekk dañoo xaar yàlla rek waaye moomuñu ko yal na la yàlla jàppale nag ba li law jéemu man ka si daraja yonante bi góor laal yaaram laal daxay jooba jeey ka ñaaya adumaan jaba gaya fatim gay amune mo bayu yaay moom fanweeri wàll yi nekk ci réew mi yaa baax yi baay yaa baax yaay yaay baax yaa ndandoo kenn man laa ñaawal jaba gaya fatim gay asalaamaaleykum mbokk yi ñun waa koñ bi ñoo ñëw fii tey di accueillir sunu maire Mamadou Gueye Aty di ko remercier si li mu jàppale xale yi comme ni ma ko waxee woon précédemment Aty Gueye dafa jàppale xale yi parce que xale yi rek amuñu woon doole maanaam yoo am financièrement amuñu woon doole mais nag amoon nañ pas-pas ay yéene fii ñëpp gisoon nañ ni mu meloon dépotoir la woon d'ordure de gravats et de tout
salte yi bu mësaan gis si àddina rek fi lañ koy sottise xale yi jog biñ jógee ñu dem contacter Ati Gueye monsieur le maire bi ñu ko contacter aussi vraiment jàpp na si ñu ngi koy remercier di ko ñaanal fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggal si barke Seydina Mohamed mais fii bu ñu ko bàyyoon ni mu meloon ngoon tey kenn du ko wax fii am na ay asthmatique am nañu feebar ñu bëri wéruñu te lu salte day joxe day yokk feebar waaw ñu koy remercier bu baax a baax ni ñu jàppalee gis nañ ka sunuy doom gis nañ ka waa koñ bi gis nañ ka yow it dinañ la jàppale soobee yàlla dinañ la jàppale parce que nit ki tam bu la defalee waxoo ko bu waññee si noona mën nga see bokka du dëgg ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla fi nga bëggee yegg yàlla na la fa yàlla yeggal si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw jërëjëf. waaw ñu ngi leen di teeru di leen dalal ak jàmm parce que tamit man dama soulagé wu actuellement kii wax na ko léegi fii yëpp ku mas a toj sa bâtiment fii nga koy andi fële la poubelle bi newoon te kii wax na ko dutuma si dellu see donc bu ñu gisee nit koo xamante ne kii mu ñuy jàppale pour ñu defar koñ bi parce que fii du pour ñun de c'est pour le village dëkk bi yëpp a ko moom dañuy defaral dëkk bi rek dëkk bi ku ci am organisation yëpp mën nga ko andi fii su ñoon new ci mais nag lii ñu gën a neex ci affaire bi mooy kii li mu jóg wax ak goos yi naka ñun soxlaa ñu xaalis ñun matériel lañ soxla loolu moom a gën a amal importance ci affaire bi parce que bu fekkonte ne dañ décider leneen kon xaalis dañuy laaj mais déedéet parce que dañ ne ko andil ñu matériel rek ñu liggéeyal la fii ba mu rafet te xam naa ne bés bu pare yaakaar naa ne dana am soulagement te dina am mbégte parce que fii dafa meloon noo xamante ne ni jigéen ñi ñooy obligé depuis ñu commencé liggéey fii laa leen wax de ñoom ñu ngi garder ñoo góor ñi guddeeg bëccëg projecteur bi ngeen gis nii ñu ngi ko monté fii yëpp day leer guddi gi donc li ñuy ñaan mooy moom yàlla jàppale ko parce que nit ki bu la jàppale ba nga yëg ko ñun yëg nañ ne jàppale ñu donc jàppale ko rek moo ñu war après jàppale ko rek te man je vais faire le tout wax ak ñëpp parce que lépp lu ñuy wax man mi la ñuy wax naa wax ak ñoom ñëpp parce que kii dinaa leen wax lu ngeen xamul ci moom kii mag moom démb la woon bu ma duggee pâtisserie bii di liggéey kii moo tax dañu bàyyi école man ak moom waa dëkk bi xamuñu ko xanaa Seydina Male mu ne ma punkal mi am na loo xam ne amul ci dëkk bi ma ne ko lan mu ne ma dëkk bi amul benn pâtissier ma analyser xam na li mu wax dëgg la ñu duggi ma ne ko man kat maa nga dem pâtisserie moom yàlla def mu dem France bi mu ñëwee bi muy ubbi boulangerie man mii la ko jëkk a wax c'est que nit ñi dañu xamul mais il faut ma xamal nit ñi qu'est-ce qu'il y a sama diggante ak kii ba ñuy ubbi boulangerie man mii la jëkk a oo ne ma boulangerie ma ne ko defal man maa fa jëkk liggéey dem former boy maa fa jëkk liggéey dégg ngeen donc du tey démb la woon moo ñu kër jëkk a yóbbu këram Maguette Gueye Mbuub mii foofu lañ daan fa naan jàngi laay nag tout ça këram xam ngeen ne moment boobu yàgg na boobu en 70 69 loolu yàgg na donc li ñuy ñaan moo di yéen aussi bés bu leen amee comme mobilisation bi ngeen def ngeen jiital ma bu ma waxee na ngeen ma déglu rek waaw te du ñu waxagul léegi nañu ñaan ba lii pare keroog ngeen di déggal lépp bu ñu yàlla may ba lii pare keroog nit ñi dinañ taxaw fii wax man maa leen ko wax te maa leen ko promettre aussi yàlla nañu yàlla jàppale ko moom aussi na ngeen. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di remercier ñëpp di ñaanal Ngor yal na fi yàlla saxal jàmm te dimbali ñu di ñaanal ñi nga xam ne moom la yàlla def ñu am ndombi tànk ci dëkk bi di leen ñaamal yal na leen yàlla dimbali te kantanal leen te gunge leen ba lii leen suñu borom dénk muy ndombu tànk ñu mën ko doxal ba dëkk bi am ci satisfaction gannaaw loolu ñu remercier monsieur le maire monsieur Amadou Gueye di ko ñaanal yàlla dëgëral ko te gunge ko ci yor bi mu yor ci dëkk bi xam nga mu am ci réussite yàlla dimbali ko lépp lu mu mbébét li nga xam ne mooy intérêt Ngor xam nga mu am ci ndam dellu xam nga di remercier xale yi ndaxte
avant tout fii lu fi mën a am ba nit gis ka dañu si encouragé duñu si félicité aussi mérite bi du kenn xale yi la parce que xawoon na diis ñu koy mbébét mais xale yi bi ñu jógee seen motivation jiital ñu si daanaka ñun dogal ñu si dara lépp xale yi la moo la xale yi nekk fii daanaka ñi ñu ngi am 12 ans 13 ans ba 25 ans 28 ans xam nga 30 ans ñun ñii si mag ñun ñooxin Ibrahima Thiaw ñoo si mag à part ñuy kilifa grand yi ñoom ñoxor ñooñu xam nga di ñaanal suñu waajur yi nga xam ne ñoo ñuy gunge te nekk si ginnaaw ku si mel ni papa Ibrahima Ndoye xam nga ak papa Mor Sakho ñu naan ko Mamou Diang seen taxawaay rafet na te gis nañ gunge bi ñaan gi mu ngi ñëw conseil yi mu ngi ñëw te xam nga doxalinu xale dafa neexul parce que doxalinu xale booy dox deretu xale dafa tàng xam nga bu amul mag mu may koy gunge di ko orienté rek mën na def erreur yàlla dimbali nañu si côté boobu moo tax dal gi si ànd ñu ànd si projet bi nag mu ngi daanaka liggéey bi yëpp monsieur le maire moo ko yor moo ñu si gunge xam nga ñu ko si encouragé di ko si félicité xam nga di ko ñaanal aussi parce que ñun boog taxawaayam rafet na si gunge bi mu ñuy gunge di ko ñaanal moo xam lu mu mbébét si dëkk bi yaa na ko si yàlla may ndam wasalaam. ma di leen remercier di am mbégte ñëw fii parce que li ma fi gis neex na ma te doy na ma yaakaaruma fi si woon sax lu mel nii waaye damay ñaan rek yàlla jàppale leen ngeen eggali ko ak jàmm parce que lii ñun la war mais nag da di nit boo ko gisee muy liggéey dara nga jàpp ci day am solo ndimbal da ciy fekk loxoy borom te seen loxo mooy ci jiitu ah yéen ñi fi nekk ak jeunes yi nga wax yéen ñëpp yéen a jëkk mbébét am bëgg lu baax gis lu baax bëgg ko koñ bi te koñ bi comme ni ngeen ko waxee ngor gépp lay jariñ voilà parce que ku ñëw fii mën ngaa toog féexlu ah ku jógee biir dëkk ba mën ngaa ñëw féexlu mën nga jógee Dakar sax ñëw toog féexlu kon nag au-delà de Ngor sax Sénégal gi yëpp ngeen ko defal parce que nag suñuy gox ñun ñoo ko mën defaral suñu bopp état bi peut-être loxo am jotul gannaaw ñun suñu loxo jotul gannaaw mais bu ñu gisee la nga xam ne dañuy wàññil coono bi mooy li ngeen def nii wàññil ñu tooñ bi wàññil ñu dépense yi te ñu defar la nga xam ne waa Ngor gi yëpp daañu ko mën a jëriñoo li ñu def dara du gërëm di leen sant di leen wax ne ñun ñoo ngi seen gannaaw ñoo ngi seen gannaaw tey ñoo ngi seen gannaaw suba liggéey bi lu mu laaj rek pour mu yegg parce que tàmbali bi rafet na baax na jaar na yoon gon nag sànkuñu suñu xaalis waaw suñu xaalis fañ ko joxe woon matériel fañ ko joxe woon dem na fa yegg na fa te nag ñii lañ ko bëggee waaw sarul sax ñuy kii parce que yéen matériel ngeen di laaj ñun ñu am faskan am matériel andi leen jox leen ngeen liggéey bu mucc ayib donc ñun loolu rek la ñuy ñaan sant soxlaa ñu si leneen ñun la waroon yéen da nga waroon a toog rek ñun ñu ñëw liggéey ba mu sotti livré leen loolu mooy rôle moole mais yéen xam ngeen ne actuellement maire yëpp ak maire bu mu mënta doon si wa askan wi jàppul du dem te yéen nag xam ngeen seen wàll si nag bi loolu moo ci am solo moom laa wax xëtëxee li sànq moom laa leen di wax ah képp ka nga xam ne daal dafa sumba dara la nga xam ne si dëkk bi la jëm te ñun ñu waroon ko defar nga jiit ñu si duñu def la du topp sa gannaaw accompagner la dégg naa léegi ñuy wax affaire lampe mais lampe yaa ngi ñëw je pense que suba la ñuy tàmbali dina dale waas ya bëgg a xëtëxee li te bu sow yàlla tefes gi yëpp dina leer loolu réglé nañ ko bu pare ça va venir fu amul lampe rek dina am lampe bu soobee yàlla li ci des nag ñun ñoo ngi seen gannaaw ba kër ba muy yegg ak jàmm rek ñu ñëw toog fii nag daal di inauguré. aousubillahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim
wa salaatu wa salaam ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi bi sunnatin ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am kontaan bu rëy tey si li nga xamante ne moo ñu dab si fii mooy suñu maire moo ñëw fii ngir mën a dégluñu pour ñu wax ko suñuy soxla fii si xamante ne mooy tefes gi ngir mu mën ñu ko fajal kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may doole boobu li ñu bëgg mu mën ñu ko fajal maire tey nag tey bi nga ñëwee fii ñun waroon nañu ñëw foofu sax ñaan audience mais comme yàlla andil nañu fii te gis nga suñu tefes gi léegi ni mu mel léegi dañuy ñaan pour nga dimbaluñu li ngay liggéey si dëkk bi ñun ñëpp gis nañ ko ñun ñëpp it rafetlu nañ ko moo tax ñu mën a am tàllal suñuy loxo ngir ñaan la nga mën ñoo defal tefes gi ndaxte lii garavaay la moo ne fii gaal yi bu géej gi yëngee duñu amati fenn fu ñu mën a wat te gu nii léegi machine yi ñu yor dafa diis mënuñu ko yóbbu seen kër di ko andiwaat ñuy ñaan bu ñu mënee defal ay mbaar yu ñëw yoo xamante ne machine yi mën nañ fi dugg bu boobaa dinañ gën a mën a am satisfaction si yow wax dëgg yàlla kontaan nañ si yow si dëkk bi li ngay def si dëkk bi moo tax ñu tey bi nga ñëwee fii ñu kontaan si lool it yàlla na yàlla dafa jàmm tefes gi daal mu ngi nii mu ngi sa loxo dëkk bi sa dëkk la yow yàgg nga bëgg dëkk bi avant nga nekk maire mais bu la yàlla defee maire ba tey ji ngay def li nga xamante ne ñëpp kontaan nañ si mag ñeex gu ni yëpp kontaan nañ si moo tax tey bi nga ñëwee fii ñu gën si kontaan pour mën la wax li ñu bëgg kon nag yàlla na yàlla defal jàmm ma gàttal foofu parce que kilifa yi ñu ngi fi ku si am lu si sànni rek mu sànni si asalaamaaleykum wa rahmatullah man damay gàttal wax ji rek parce que li ñu bëggoon a wax lépp Papa Laay wax na ko waaw mooy ni mu mel rek comme commencé nañu fële ñu jéem a yeggale rek defaraat fii li si des nag ñu bàyyi ko si loxol yàlla di ko gën a ñaanal rek yàlla gën ko taxaw gën ko may doole gën ko suturaal jàlleen jëf. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum ñi ma fi fekk yëpp maa ngi leen di nuyu di bare nuyoo suñu papa El Hadj Baye Ngoné ñoo ngi koy bare nuyoo ak ñi ma fi fekk yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla bàyyi leen suñu kanam lu yàgg-yàgg yàlla gën leen a bàyyi suñu kanam gën leen a jàppale gën a wéral cër yi ndax ngeen di ñu mën di tàggat parce que kat ñun lu ñuy def rek si yéen la ñuy jéem a roy parce que gis nañu ni ngeen ti gunewuñu ko am na lu ñu fi fekk am na lu ñu daan gis ci mag ñi ngeen di ko doxalee ak mag ñi ñun nag loolu la ñuy jéem a roy ci yéen li ñu yàlla dénk nag seen yëf la yéen a ko moom ñun dañuy ñaan yàlla rek yàlla may ñu kantan comme ni ñu ko defee visite jóge ko xetexel li ba fii yàlla may ñu kantan nga xam ne rek lépp lu waa Ngor saxla rek daañ ci jublu te mun ñu ñoo defar fee aussi bañ a defar fii te defar bi dafa war a maase yëpp nekk benn parce que Ngor la Ngor a ko moom suñ ko defaree nit mën na jóge fële si àll ba ñëw féexlu mën naa jóge géej gu mag wala mën naa jóge jongaraan ñëw fii sonn daal di toog féexlu kon nag suñ ko defaree ñëpp lañ ko defaral lépp lu war fii daal bu soobee yàlla daañ ko def te lampe yaa ngi ñëw je pense que ils vont commencer suba la ñuy commencer liggéey bi defe naa ñëw nañu fi tey sax ils vont commencer dinañ ko def ba xëtëxel li mag tefes gi yëpp dinañ ko éclairer donc mu des grawaa bi ñu ñaan rek aussi la nga xam ne ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko moom la nga xam ne nag waa koñ bi ñoo ñu ci mën jàppale seen bopp mooy ku fi tuur grawaa kat suñ ko mënu la wax directement sax ñu yëgal nu ñu diw moo ngi fi tuur grawaa bu ko regee ñu mën a wax ak moom su ko fi tuuree ba ñu ko teg fi mais boo ko fi tegee wutal saret nga génn ko fi loolu mooy yoon parce que tefes gi ñun ñëpp ñoo ko bokk war ñu ñëw di bàyyi permettre ñi ñu fi def yenn yi bàyyi ko fi comme ça lii ñun duñ ko rafetlu te duñ ci d'accord duñ ci ànd yàlla nag li mu ñu dénk par rapport ak dëkk bi war nañ ko mën a saytu ba dindi ko fi mais te loolu nag day fekk rek ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi ñu jàppale ñu ci loolu li may tàggatoo rek mooy dégg nañu leen gis nañu li nga xam ne mooy soxla ci koñ bi te bu soobee yàlla gënoonte ba ak néeg bi ñuy denc ay moteur waaw bu soobee yàlla gënoonte ba naañ ci taxaw faj seen aajo bu soobee yàlla gënoonte ba daañ ko defee rek ci anam ñu mu gën a gaawee ñu mu gën a rafete rek ngeen déglu ñu rek ñoo ngi ci yoon yi ñoo ngi yëgsi bu ñu yëgsee rek bu soobee yàlla lépp dinañ ko defar macha allah jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant place bi féex na trop suñu sañoon dañuy toog continuer waaye liggéey baa nga maire di ñu xaar ñi ñaa nga toog sa maire ba di ñu xaar ñu fas yéene yeewu ko rek El Hadj ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp
di leen sant di leen gërëm bu baax a baax jërë ngeen jëf merci beaucoup. Amadou Gueye le lion noir c'est une Fatou Gueye c'est que Ndiaye Atouma.